mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu ñu ngi sant yàlla di julli Seydina Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam nuyu mbokku téléspectateur u Thiénaba TV di jiital ci nuyoo bi suñu kilifa la xalif général Baye Serigne Abdourahim Seck di ko ñaanal yàlla na yàlla yàggal ko suñu kanam te wéral ko ci barke Seydina Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam nuyu Serigne Cheikh Amadou Seck imaamu ratib bu Thiénaba ak imam yi mu bokkal grande mosquée bu Thiénaba nuyu Serigne Alassane Niana Seck chef de village ak ñi mu àndal ci liggéey bi waaye nuyu monsieur le maire le premier magistrat de la commune de Thiénaba ak ñi mu àndal ci liggéey bi conseils municipaux yëpp macha allah jaar ci moom nag nuyu monsieur le sous-préfet bu arrondissement bu Thiénaba ak kilifa yi jàkkaarloo ak ñun mbokk yi comme niñ leen ko doon defalee saa su nekk rek ñu ngi taxaw fii ci muy poste de santé bu Thiénaba macha allah fekk fii kilifa yi tey nag ñu war a démarrer campagne de vaccination bi muy première étape bi ci mbaar mi noonu ngeen ko séenee macha allah dinañ dugg ci mbaar mi ànd ko ak ki nga xamee ni mooy ICP bu Thiénaba muy monsieur Assane Ndione ànd ko ak ñi mu koy àndal équipe sanitaire bi yëpp macha allah waaye autorité yi nga xamee ni ñoom tamit war nañoo ñàkku ak kilifa yi nga xamee ni déjà ciblé nañ leen ci première étape bi ñoom ñëpp tamit incha allah dinañ ñàkku kuñ ci mën a dékk la micro kuñ ci mën a seqal waxtaan seq ak yow waxtaan waaye kuñ ci mën a wone tamit opération vaccination bi ñu lay defal tamit bu ko defee ñu seetaan ko ànd ko ak ñun ñëpp Khalifa Ndiaye laa àndal ci caméra bi ak Moussa Ndiame Gueye ci waxukaay gi dañuy dugg nag ci mbaar mi xool naka la ñuy mbir mi di déroulé woo bu ñu paree nag dinañ dékk micro yi yenn ci kilifa yi bu ko defee ñoom tam ñu joxe seen i kàddu ginnaaw bi nga xamee ni vacciné nañ leen ba pare. mbokk yi delluwaat jaajëfal leen comme ni ñu leen ko waxee ñu ngi fii ci dispensaire bu Thiénaba ci district de santé bi ci démarrage yu vaccination muy première étape bi ñu ñëw nag dajeeg suñu kilifa Serigne Mouhamadou Rokhaya Seck macha allah moom tamit dugg na yaakaar naa ñàkku na ba pare ànd ak Serigne Alpha Baye Modou ñu ngi lay ziar. asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. ñu ngi sant yàlla bu baax. di jullu ci rasul sallallahu alayhi wa sallam. di tëbb ci fayru si Ahmad Tidiane Sarif barkab Seexu Thiénaba. ñun teew si nañu fii ñàkku nañu di digal képp koo xam ne itam àgg nga ci ñu war laa woo wala nga war a ñëw nga ñëw ñàkku ndax comme gëm nañu ni lii am na te mbirum sama borom subhanahu wa taala moo ko yoral boppam waaye da ko gàll ci loxoy jaam bi ñi nga xam ne boo woppoo jëm ci ñoom li ñu wax ni mooy dëgg loolee ku mu doon loolu nga war a def nañu ko di ñaan yàlla lépp ànd ak sedd guy lewet ànd ak barke ci barke yonent bi feebar bi yàlla jëlee ko fi jàmm ak salaam maa ngi wax ni daal bu kenn xelaat ni nit dina moomum réew wala ab dëkk wala ak kër dafa yóbbu luy lor kenn loolu moom lu waay gàtt xew a nga xel loolu mënta ne kon képp comme mën a doon war nga sax wuti ku la ñàkk ci loolu ñu la woon na la kaay ñàkku kon maa ngi koy dénk sama bopp di ko dénk ñëpp groupe bu ñu woo daal ba ca kenn am sikki sàkk asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu macha allah yaa ngi ànd ak Baye Alpha Mamadou Baye Alpha yow tamit yaakaar naa ni barkeelu nga ci mbir mi naka nga ko dundee ni ma ko dundee mooy sant yàlla julli ci Yonent bi sallallahu alayhi wasallam c'est le même parole ak li sëñ Mouhamadou Rokhaya wax rek kenn du am population bu toll na si Sénégal di jël musiba di leen ko indi loolu moom xalaat naa ne lu waay gàtt xaw nga xam ne loolu war mënta ne bu ko defee maa ngi digal ñëpp ne leen képp koo xamante ne bii woo nañ la pour nga vaccin bu ci teg baat ñëwal buñ la woo sax dangaa war a intéressé pour ñëw. def pexe ndax man. avant ñu may woo inscrire naa. pour ñu ñàkk ma. loolu lay digal askan wi. di leen xamal ne. ñii ku ñu bëgg a def leneen. mën nañ la ko def ndax boo feebaree ci ñoom nga jëm. kon bu mbas ñëwee ñu ne kaay ñu aar leen. ñëpp dañoo war a daw jëm ci ñoom. asalaamaaleykum wa rahmatulah. soxna Mariam Kairé bu ARLS macha allah di liggéey bu am solo ci gox bi gis nañ la dugg nga ci biir mbaar mi fekk nga fa ICP bu Thiénaba muy Assane Ndione ñàkku nga ba pare impression bi ak message bi lan la. xam naa sant yàlla rek tey ñaan sama borom ba yàlla yaakaar buñ ci am yàlla bu yaakaar ba bu tas waaw yàlla bu yaakaar bu tas comme daal ñu fexe ba am ngëm-ngëm ñun ñëpp ñu dem ñàkku ci rek man daal message bi may joxe mooy
sëñ jàmmee nañ dem ñàkku comme nee nañu lii daal baax na te ñi nga xam ni ku am jagadi sa wér gu yaram wala rek ñoom ngay dem bu leen doyee bañ di ko def waaye defe naa waratul am ay kétik kon kenn ku ñu defal say pexe nga dem ñàkku bi te ñaan yàlla rek li nga xam ne mooy yaakaar bi ñu ci am yàlla bu yaakaar boobu tas nañ ko boole ak jël suñu masque nag tey moytu rassemblement bi rek kon xañ ne buñ ko defee tuuti rek yàlla wan ñu résultat yi yàlla na ko yàlla def est-ce que message bi duñ ko méngale soxna Marème Baye Abdourahim gis nañ ni ñàkku na jamonoy Samba Sadio maam Ahmadou Ndak moo jóg gàddu fital ni ñëw leen ñu dem ñu topp ko lam doon fekki xamuñu woon waaye kilifteef moo taxoon ñu topp ko tey nag Baye Abdou kon bu yëkkatee joxe ab loxoom ñu ñàkk ko est-ce que loolu du nuroog benn message ba woon dem moom la moo tax tey bi ma ñëwee njabootam yëpp laa fekk njabootam yu góor ñoo ngi fi sëñ Jibi ñooma ak sëñ Modou ak ñeneen ak ñeneen bañeenti bëgguma leen lim ñoom ñëpp ci laa leen fekk ñuy ñàkku kon ci njaboot gi laa bokk mais tam ne ko naan ñeen ñaa ngi ñàkku muy lu am solo li nga ko méngeel tam loolu la rek nañ ko def te ñaan yàlla daal liñ ci sàkk yàlla na yàlla defal na ko ci barke Seydina Mouhamed ci barke Maam Mamadou Rak jërëjëf soxna Marème Serigne Amadou Mboup moom tamit nekk autorité ci biir Thiénaba nekk chef de quartier macha allah yow tam yaakaar naa ni jaar nga fi jël nga sa wàll. waaw yàlla dogal na jël naa sama wàll. waaw te it la yàlla ni woon wa maa tashaa'uuna illaa an yashaa Allaahu rabbul aalamiin. dañuy décision bu antu. koo ko jiñ da nga ko yéene waaye man mii. yàlla nag boo ko wóoloo. jox ko sa lépp. yu ci bari doo ci ragal dara. te yàlla moom tax na nuy ñàkku. te wut doy nañu ci. kooku loolu rek a tax ma may ñàkku. dama dégg nga wax léegi maam Ahmadou Ndak. waaw ma teewal fi sama maam góor Ami Mboup ak maam ñettu leer na yàlla ni de bu lenoon ñëwoon nit dinaa ko dékku ci kàttanu yàlla yan yàlla taxawu na te doolu sa jàmm doolu sa sutura waaw yow ku rafet xalaat nga ku nit ñu war a boole ci xalaat nga yan yàlla taxawu la doolu sa jàmm doolu sa sutura léegi la fi monsieur le maire jóge ñoom ñëpp ñàkku nañu kon nag ñàkku gi moom farata la te jox sa bopp yàlla doy na macha allah ku la ma wax doon naa jaar ji li laat bi at fa allahu ji maam Amari Ngoone waxoon ne ku ko gëm it dootoo ragal dara te foofu la nu wékku macha allah mu nekk lu am solo kon dégg ngeen message bi soxna si bala ngaa jàll rek ñaari kaddu nga baal ma wax jige si tuuti macha allah wax na ko El Hadji Amadou Mboup wax na ko dégg ngeen mu ni man de woote ba maam Ahmadou Ndak woote maam ma jimbi ak maam Góora dañoo wuy ji woon kon sama wuy ji bi tamit sama wuy si bi dama koy méngale ak booba rek ndax Baye Abdou moo woote ndax moom moo wane yoon wi macha allah soxna si ñu ngi lay ziar. yàlla na la ziar bi. tur bi naka la ak fan nga jóge Marème Ndiaye laa tudd. fii Thiénaba gaar laa dëkk. ñàkk yi ba ma ko déggee. laa ne ma de danaa ñàkku. sama waa kër woo ma. ni ma yaay na nga ñàkku ji yaag sama papa na ngeen ñàkku ji. ma ànd ci mbégte lool ndax feebar bi dafa metti dafa garaaw. mag ñi sonn nañu ndaw ñi sonn ñëpp sonn nañu ndax feebar bi. lii ñuy wut nag yal na ko yàlla defal rek yal na yàlla defal wér ak wérle sutura ak teraanga ndax fi bu nekk nii feebar bi metti na lool du ñëpp sonn nañu mag ñi sonn nañu ndaw ñi sonn nañu kenn mënta tukki kenn mënta dem fenn ndax feebar bi yal na ko yàlla dàqal yal na ko yàlla dàqal ci barke Muhammad ci barke ajjuma ji yal na ko yàlla dàq yal na ko yàlla dàq yal na ko yàlla dàq sant nañu yàlla lool bii sama waa kër ñaar ma woo naan ma yaay na ngeen ñàkku ji na ngeen ñàkku ji bàyyiwuñu benn yoon ça de satisfaction parce que lii ñi ko bëgg bari na comme ñi jiite réew mi góorgóorlu nañ ba teel ñu ci andil loolu ñi am troisième âge et souffrant d'une certaine pathologie on ne peut qu'applaudir avec les deux mains sant yàlla bu baax a baax ñaan yàlla nag mu daj ñëpp affaire bi yàlla jëlee ko fi ñëpp am jàmm ngeen am jàmm nu am jàmm yéen tam ñu ngi leen di gërëm ngeen sant di gërëm di sant docteur yi ñi wax nag naan vaccin bi wóor naa wóoru man ñooñu damaa xamul lu ne seen bopp parce que yow bu sa bopp dee métti nga dem ci docteur bu sa baaram daggee nga dem ci docteur nga am feebar boo xam ne ni gis nga ni kii saa tue dafay rey ñu ngi gëstu ba am luñ trouvé andi ngay dute na président njëkk vacciné ngeen boo dee am ndox lañ ko defar ça c'est pas juste c'est pas juste am na yoo xam ni daal jaaduwul war nañu daal góorgóorluwaat seetaat suñu mentalité waaw loolu daal est-ce que du amul ci média bi aussi amuñu ci responsabilité ndax ñoom 4e pouvoir lañ te gis nañ ni dañ ci liggéey ci wàllu woowu ngay wax liggéey woo xam ne liggéey bu baax média bi day man dama jàpp sax ni
premier pouvoir ak quatrième pouvoir lépp lañu. ñoom daal wax dëgg yàlla. seeni mbir daal c'est à revoir parce que nag les bienfaits de ce pays là ils font fi de ça duñ ko wax. te lu ñu wax muy lu baax. ñu indi sofaan ma juutalal ma ko ba xam. ça c'est pas bon. c'est pas bon nit day nekk de bonne foi. su ko defee waaye xam nga xel doomu aadama dafa bari lu muy jiixi jaaxal. am na un jour benn waaye ni ma ñun Sénégal yàlla dañoo bind façon boo xam ne. bis bu ñu demoon war a dugg àjjana yàlla ni yéen Sénégal porte bi ngeen di duggee. dina am ñu ni est-ce que bii la. waaw non c'est vrai nous sommes trop critiques. et puis des critiques nag négatifs. être critique c'est bon mais critique toujours dans le mauvais sens. c'est pas bon baaxul loolu daal laa amoon ci loo xam ne. sama góor ga da daan wax ni muy Baye si Ahmed Tidiane. da daan wax naan ñaaw njortu baaxul. waaye ñaw njortu moo baax. waaw dafa loolu nga bëgg a wax. waaw dafa am nuance mooy li ma la wax rek. waaw xalaat moom baax na. waaye xalaat bu ñaaw toujours rek baaxul. waaw su ko defee toujours del nuance le pour et le contre. su ko defee nga seet bi gën a kii tey nag ay nit lañu. am na ñu bari ñoo xam ne li ñuy wax wóor na ma ni gëmuñu li ñuy wax. gëmuñu ko wax loo gëmul nag tuuti doy na ci. voilà dëgg la macha allah message bu am solo bu jógee ci suñu mag muy El Hadji Mor Khoule macha allah la ma waxoon rek yaakaar naa ni ci loolu la noonu laa ko tënkee woon mooy paracétamol bi ñu may bindal ma dem ca pharmacie ba jënd ko mook vaccin bi ñoo yem nu ñu leen defaree ci kumpa lañ leen defaree maanaam fekkewu ma fu ñu ko defaree kon lu tax may gëm ni paracétamol bi baax na waaye ñàkk gëm ni vaccin bi dafa am lu ci nekk loolu yëpp macha allah gis ngeen noonu la ko jàngatee kon message bi moo doon nañu gëm yàlla te wóolu li nga xamee ni moom la ñu ñi yilif wax te ñoom ñoo njëkk ci yoon wi ndax ñoo njëkk joxe seen loxo ñu ñàkk leen bañ fa jógee fii ci niveau local ki nga xamee ni mooy sous-préfet joxe loxoom ñu ñàkk ko ki nga xamee ni mooy Baye Serigne Abdourahim Seck mi xalif généralu Thiénaba joxe loxoom ñu ñàkk ko autorité bi muy autorité municipale bi monsieur le maire ak kilifa yi nga nekk ci dëkk bi imam yi ñoom ñëpp joxe seen loxo ñu ñàkk leen kon loolu dafay wane ni rek ñoom ñoo jiitu kon population bi da cee war a topp loolu daal mooy jàngat bi nga xamee ni moom la ñu jàngat fii dañuy demaat ci keneen koo xam ni nañ mën a jëlaat ci moom leneen lu ñu mën a jëriñoo partagé ko ak téléspectateurs yi nga xamee ni ñoo ànd ak ñun. ñu toogaat ak keneen koo xam ni moom tamit macha allah mën naa yëkkati kàddu rek ñu jàngat ci lu bari muy monsieur Samb nekk Thiénaba Gare moom mu ñëwoon di def vaccination monsieur Samb ñu ngi lay ziar. waaw ñu ngi lay ziare Ndiamé di la santaat bu baax a baax ginnaaw gi ñu sante yàlla julli si yonent bi sant Baye Abdourahim Seck di ñaan yàlla na fi yàgg lool te wér di sant aussi tamit tey jii fii nga xam ne tey jii dama fee ñëw fekk fi sama ancien élève parce que je lui ai fait la classe à Popenguine ma ñëw fekk ko fi. monsieur Assane. waaw Assane wala jaar na say loxo. jaar na samay loxo waaw dëgg la. waaye démb bi ma woowee. ni ma da nga inscrire woon si ligne bi ma ne ko effectivement. mun ma kon suba mën ngaa ñëw. d'ailleurs dama jékki-jékki rek patam tapé li ma doon sangoo. pour ñëw fekk dégg nga vacciné ak yooyu ndax loolu dafa rëy. ndax ñun ñu waroon dem fekk ji vaccin bi. mu ñëw indil ñu ko ba si suñuy tànk. loolu dañ koy sant suñu borom. te fàggu moo gën faju ku la ni sangul sabtar la bëgg. effectivement waaye àdduna moo dem bindee noonu. ndax waxi vaccin bi bari woon na trop ay jiixi jaaxa man mi sax demoon naa ba xawoon a jaaxle. ñii nee naan dañuy vacciné wu ñii di ñax waaye nag na la wóor ni. tey jii société moo demee noonu dans toute société y a des contestataires y a des consommateurs. waaye li wóor ta am mooy man mii damaa am loo xam ne dama koo fekkee dund kook samay élèves. bi ma nekkee Vélingara en 1982. épidémie bu naan rougeole. ñëw fa ñu koy wax ñoom ci pël uppuñe. bi mu ñëwee man ma ñëw vacances Thiès bi ma ñëwee 6 samay élèves danoo gaañu. ma ñëw laaj leen ñu ne ma uppuñe la ma dem booba médecin chef de poste bi gars yi leen koy wax. ma ñëw wax ko mu dépêché une équipe bi ñu ñëwee. ñu ñàkk xale yeeg yooyu yëpp. te xale yooyu léegi tey jii tubaarikàlla macha allah am na nu doon demee bu ñu leen ñàkkul woon comme naa feebar bi mënoon leen a faagaagal. tey jii ñu ngi occupé de haute fonction dans l' administration di liggéey di dimbali seen i waajur di dimbali seen bopp. kon ñàkk moom ku la wax tey jii baax na. tey jii nag médecine day évoluer ndax bu njëkk ñun si buru bu ñu mosaan dal cliniforme ay climax lañ daan jël yooyu yëpp amatul am na yeneen xeetu fajukaay yoo xam ne léegi moom lañ koy faje man daal may di appeler sama mbokk yi ak ñi nga xam ne ñoo maase ak ñeneen ñu nga kiiti ñu ñëw ñàkku ndax damay wax ni tey jii yaa ngi nii di dem di jënd posan pour rey ji nax ji wala kañaga boo pare nooy def da ngay raxasu ji ndax lan loo ci xalaat dee est-ce que xam nga kooku fi ñu doon defaree posan beeg yooyu yëpp kon nag boo naan tey jii actuellement am na ñuy dee ak yooyu te kii ñu waaye nag fàggoo gën faju ku la ni sangul sa la bëgg jërëjëf maa ngi woote ñëpp daal ñu ñëw ñàkku man soxna Ndogoy Sow bàjjenu gox bu poste de santé bu Thiénaba
nekk présidente bàjjenu gox district bu Xombol nekk nag présidente mutuelle de santé donc boo xoolee ci wàllu santé maa ngi fay yëngu donc kon tey su ma ñëwee jël sama première dose dafay wane exemple ci yu bëree bëri ndax xam naa njëriñ li ci nekk bëgg nañ kenn ku ci nekk xam ne lii daf ñuy aar dañuy ñaan yàlla mu aar ñu ci mbas mi nga xam ne mu ngi fi dugg depuis 1 an sonal ñu lool lakkal ñu lool ñu bëgg nag mu jóge fi nag lii ci xalaat yi nu xalaat ne war na ko fi mën a jële ci la bokk donc damay woo bàjjeni gox yi nga xam ni ñoo nekk ci arrondissement Thiénaba yëpp nekk ci Sénégal yi yëpp kuñ ci woo nga ñëw vacciné wu wane bon exemple mutualiste yi kuñ ci woo aussi bénéficiaire mutuelle yi kuñ ci woo tamit nga ñëw xam ne da nga war a ñëw ñàkku si pour ñu jëlee fi feebar bi nga xam ne moo fi nekk population bi tamit kuñ ci woo nga war a ñëw dikk ñàkku si ndax dafa am cible bi mooy plus de 60 ans ndax xaj na vaccin yi matul ni mu war a mate kon pour commencer cible boobu lañu wax ñu sensibiliser leen plus de 60 ans ñu ñëw vacciné wu te xam ne vaccin yi njëriñ dong lay indi ci doomu aadama yi ndax bu delluwaatee ci ginnaaw gis yenn feebar yu bare bare amoon ci xale yi lan moo ko fi jëlee vaccination boo jëlee polio gisatoo fi polio gisatoo fi ngas gisatoo fi ay ŋàppateeg yeneen feebar yu nga xam ni ñàkk yi ñoo ko fi jëlee kon noonee ñu xalaate loolu nag moo tax tey ñu nangu ñu vacciné ñu pour ñu jële fi coronavirus bi. ban yoon nga jaar ba mën a vacciné wu tey jii. yoon bi ma jaar pour mën a vacciné wu man j'ai plus de 60 ans j'ai 60 ans après ma nekk bàjjenu gox kon ci cible boobu lan ma woowee cible bàjjenu gox moom lan ma woowee pour ma ñëw ñàkku si tey jii. kon maa ngi woo ñi nga xam ni am nañ plus de 60 ans ak ñi am 60 ans bu ñu leen woowee ñu ñëw vacciné wu ndax ci biir kaw woote lan ñu vacciné nii. ñuy sant yàlla di julli ci yonent bi di jaajëf la maam Ahmadou Ndak tey nag dama ñëwoon ci poste de santé bi pour ñëw vacciné si maa ngi tudd Aïssatou Seck enfin doon agent de santé sage-femme en retraite ma ñibbi si suma dëkk ma ñëw nag tey ci poste de santé bi di ñàkku si ay tubaar fakkaat la maa ngi sant yàlla ndax fekk naa fi une bonne organisation wax dëgg yàlla réception bi ba rafet na lool pour ñëpp la ko yemale nag beralu ko kenn ñu ngi recevoir nañ bu baax kon may sant l'ICP ak toute son équipe waaw ñoo ngi leen di sant bu baax wax dëgg yàlla moom aussi il a une bonne renommée ici parce que itam l'ICP Ndiorne il a une bonne renommée ici ci li may dégg toujours ci nit ñi miinuma ko noonu waaye maa ngi koy dégg ku ñëw dina recevoir dama la war a recevoir dina yaatu ci yow dana dalal bu baax te tubaar fakkaat la macha allah ku fi jógee itam am satisfaction te loolu rek la ñu séentu ci agent de santé parce que bëgg sa profession loolu la ñuy séentu ci agent de santé te mi ngi ci moom kon ñu sant yàlla bu baax bi ñu ko fi yàlla indilee ñuy ñaan yàlla defal ko jàmm moom équipe am yëpp nag waaw ñoom ñëpp man lañ koy ñaanal tey nag maa ngi ñëwoon ci vaccin anti Covid bi ñëw ñàkku si ñun amul lu weesu santé lu mu la dëggal technicien de santé lu mu la digal da nga koy def parce que njëriñ la lay doon parce que amul benn intérêt pour def leneen moom dañoo jóg pour aar askan wi comme dañoo jóg pour aar askan wi nag lim ñu digal nañ ko def te nangu ko ndax ku jaaxle ñëw ci ñoom comme ku jaaxle ñu ñëw ci ñoom nag balaa ngaa jaaxle bu la defal nii def ko xoddee ko balaa ngaa lakk la kon loolu jëf ngeen di ñëw ñàkku si ñuy sant yàlla bu baax waaw merci. bis bu ma am bànneex la ndax lii dañ ko yàggoon a bëgg te xamuñu woon dinañ ko mën a am ak déet sax waaw nag may ñaax nag population Thiénaba yépp commune bi ne leen ñàkk yi nag ku yeex ñàkk lay doon ñàkk yi nag ñi ñu ciblé mooy ñi am juróom-benn fukki at dem kaw ñooñu lañu ciblé di dund ak feebar bii nga xam ni mooy tension diabète ak asthme ak yeneen feebar yi nga xam ne mënuñ su ko ñooñu lañu ciblé kuñ ci woo nag na nga dalal sa xel te xam ni dañ lay jàppale rek dina mel ni yow de luñ lay may la loo mënul woon a am nga bañ a déglu kenn ñëw ñàkku ñëpp nag ñu ci am solo ñëpp ñàkku nañ te ku ñu woo it ñëw nga ñàkku te passeport la de soo ko amul doo jàll kii passeport la carte bi ñu lay jox dina dem jamono yoo xam ne foo tàllal te amoo ko dañ la naa di kon nag loolu ñàkk xam rek lay doon ma bëggoon nag ñëpp ñëw ñàkku carte baa ngi nii na ko ñëpp ñëw jël
di ñakku ñu jox la sa carte nga téye bu amaatee diir nga ñëw ñakkuwaat dinañ la woowaat nga ñëw ñakku góor ak jigéen mag ak ndaw man ñëpp laay woo ki leen nag sangul sabtaar la bëgg ndax feebar bii askan wépp la sonaloon ñëpp jaaxle kenn xamul fooy aw xamoo nuñ ko mën a saafara lu ne dugg nañ ci comme que nag indi nañu saafara nañ ko jëfe loolu rek laa leen doon wax wasalaam. waaw jërëjëf Ismaïla bala ma d'abord ma sant yàlla bu baax ndax situation mbas mi moom situation bu metti la woon toll na fi ay temps yoo xam ne ñi ñëpp xamuñoon nu ñuy def mais yàlla dimbali ñu ba ñuy wax vaccin yi ba alhamdulilah rabbil alamin vaccin yi mën a jógee niveau international ñëw niveau national jógee niveau régional jógee niveau départemental ba fekk ñu fii ci commune Thiénaba defe naa ne loolu déjà rek day wane ne wax dëgg yàlla autorités yi moom ñu ngi def seen liggéey donc may remercier vraiment suñu jërbaat ICP bi ak comité de santé bi yëpp ci niñ ko organisé dañ doon wax ne ñàkk yi na dem ci ñi ko yeyoo ku ñëw fii tey xam ne effectivement Thiénaba moom loolu moo fi nekk ndax dañ ne à part corps médical bi nañ ci teg les personnes du 3e âge 60 ans ak 60 ans ak comorbidité man nag ci plus de 60 ans yi laa bokk maa ngi sant yàlla dina avertir ma ñëw ñett nañ ma tey jël naa sama carte dégg naa benn jigéen bi fi wax lu am solo nee na carte bi déjà léegi carte bu am solo la boo xam ne bii mën na laa ràññee ci lu bëri maintenant nit ñi aussi nañu jàpp ci yàlla gëm yàlla te xam ne man sama loxo bi boo ko xoolee di nga ci gis ay tut ay passage yu ñàkk Sénégal am nañ tradition ñàkk yàgg nañ fi di ñàkku kon loolu yaakaar naa ne amul benn problème te autorité médicale yi ñu ngi veillé ci lépp loo xam ne luy xëj na buñ ko gisee luy mën a lor nit ñi dañ ci jóg donc may lancer un appel vraiment ci population bi ñi nga xam ne ñoo ci tollu actuellement ñu ñëw ñàkku te nuyu aussi waa ARLS di beral nuyu présidente madame Kayre xam naa ne moom aussi dina ñëw ak waaye defe naa waaw ñëw na ba ñàkk ba pare loolu déjà symbole la ndax moom porteur de voix la guide la ci réew mi wax ma sax dépasse na région mais ci réew mi donc moom defe naa ne moom rek déjà war na mën a nekk doy en plus des autorités religieuses ak autorités administratives yeeg communales yi nekk fii yëpp vraiment maa ngi sant comité bu baax di rafetlu seen liggéey ñoom Diallo ñoom Elimane Dieng Djibi Diol sama turandoo surtout le médecin l'ICP vraiment di ko ñaanal yàlla oyofal mission te yàlla may ko ndam ak succès ci li muy def lépp mbokk yi ñu ngi dellu jaajëfal leen yéen ñi ànd ak waa Thiénaba TV macha allah waxoon nañ leen ko léegi rek ñu ngi fii ci poste de santé bu Thiénaba fekk fii ki nga xamee ni moom mooy infirmier bi muy monsieur Assane Ndione ak équipe am bi mu àndal ci liggéey bi ci première vague bu vaccination bi yaakaar naa moom lañ démarré tey ñu am nag ay laaj ak tontu ci leeral goo xam ni macha allah lépp rek pour téléspectateurs yi xam naka la demee ak naka la ñu war a mën a comporté woo ngir li ci suñ kanam monsieur Assane ñu ngi lay ziar. waaw Ndiamé maa ngi lay delloo ziar. ginnaaw bi ma nuyoo képp koo xam ne mu ngi yeewoo fii si Thiénaba. di si njëkkee sëñ Abdourahim Seck. di nuyu monsieur le maire Talla Diagne. di nuyu monsieur le sous-préfet. tey la ñu tàmbali phase bi nga xam ne moom la ñuy wax deuxième phase de vaccination. phase boobu nag ginnaaw bi ñu defee première phase bi te ñu jégleel ko woon agent de santé yi. bi mooy ñaareelu phase bi nga xam ne moom la ñuy jégleel. mag yi nga xam ne am nañu juróom benn fukki at. ba pare am ay jàngoro. lu ci mel ni tension. lu ci mel ni diabète. lu ci mel ni asthme. lu ci mel ni insuffisance rénale lu ci mel ni feebaru xol. donc ñoom ñu lañ jégleel phase bi. bu ñu jugee ci phase bi dina am yeneen phase yoo xam ne incha allah dinañ ko partager ak askan bi. ñu mën ko xam. bu ko defee ñu def campagne boo xam ne ñëpp dinañ ci jot. parce que li nga xam ne moom la ministère bi soxla. mooy population bi yëpp.
sauf ñi nga xam ne dañu wonu lor mooy jigéen yi wonu lor yi ñëpp mën a jël si vaccin bi te incha allah loolu la ñu bëgg te incha allah tamit ministère bi si tànk yooyu la tegu parce que campagne de vaccination boo ko déggee rek dafa am loo xam ne moom la ñuy xaar parce que mënuñu vacciner partiellement maanaam mënuñu vacciner xaaju population loolu bu ñu ko defee rek dañuy fausser campagne parce que li ñu bëgg mooy ñu aar yaramu ñëpp ba nga xam ne benn doomu aadama duñ ko bàyyi en rade ba nga xam ne tey jii jàngoro bi mën na ko sonal ba mu loraat ñeneen ñi nga xam ne jot nañu ñàkk donc loolu moom mooy njëriñu campagne de vaccination tey nag comme ni ngeen ko gisee fii si Thiénaba ginnaaw bi ñu defee lancement bi ak xalif général Thiénaba ak njabootam ak le sous-préfet ak médecin chef bu district docteur Sitor Ndour tey fii si Thiénaba tàmbali nañu campagne bi nga xam ne moom la ñu jegleel mag yi gis ngeen ko tey ñoo ko gisandoo ñi nga xam ne mooy imam yi ulema yi ak notable yi dëkk bi donc ñooñu convoqué nañ leen te ñu gis ne am nañu ay jàngoro convoqué nañ leen tàmbale ak ñoom ñàkk bi commencé nañ ko nag si jàmm ak salaam ñu ngi ñaan yàlla ñu eggale ko si jàmm ak salaam parce que tey jii may wax ak yéen ñu ngi si juróom-ñetti nit yoo juróom fukk ak ñett 53 ñoo xam ne ñàkk nañ leen déjà te ñu ngi nii di continuer processus de vaccination bi jeexaguñ donc yàlla nañ si yàlla defal ndam ma nga xam ne population Thiénaba yëpp ak li ko wër nañ ñàkk comme ni ko xalif bi waxee keroog donc lay jeex na donc na ñi ñi jug ñàkku pour ñu mën a xeex feebaru coronavirus parce que gis nañ ne fu mu toll nii ñàkk yi rek moo ñu mën a aar parce que barki Dembo Ndiaye gis ngeen président mu lever li nga xam ne moom mooy couvre-feu bi donc loolu ci xeex bi la bokkoon waaye bi ginnaaw bu ñàkk yi ñëwee dem na ba gis ne couvre-feu bi dëgg sa yàlla lu sonal askan bi la te comme que ñàkk yi ñëw na donc ñu focaliser aussi ñàkk yi jàpp na ne moom mooy li nga xam ne moom moo ñu mën a jàppale ba mbas mi mën a dellu ginnaaw suñu réew donc mu ngi noonu macha allah mu nekk tënk boo xam ni tënk bu am solo la kon ñàkk yi moom jëm ci population bi commencé na waaye dégg ngeen ni mu ko ràññeele mooy dañuy commencé ci mag ñi nga xamee ni am nañ juróom-benn fukki at waaye ànd ak feebar mag ñi nga xam ni dañoo am juróom-benn fukki at ba pare di wéyaale feebar lu ci mel ni tension lu ci mel ni diabète lu ci mel ni comme ni mu ko limee sàng ci ñooñu la ñu commencé nag bu ñu ko waxee mooy pareeguñ mooy dañoo commencé waaye bu ñu paree ci ñooñu dinañ jëmaat ci ñeneen noonu lañ leen di toppee benn par benn ndax ñoom ñi seen xam-xam màcc ci wàllu santé ñoom ñoo xam ne noonu lañ koy dañuy seet ci ñi gën a faible commencé ko ci ñoom jëm kaw waaye laaj bi may laajal ko ki ñu jàkkaar lool mooy est-ce que am juróom-benn fukki at rek da ngay xëy ndekki ba pare sol sa mbubb bu ñëw ci dispensaire bi ni monsieur Ndione ñàkk ma wala dafa am fooy jaar avant loolu di am pour ñu mën laa ñàkk. waaw voilà jërëjëf Ndiambé question bi nga laaj am na solo lool. parce que ministère de la santé lépp loo xam ne da ciy liggéey. da ciy jël ay devance. dafa teg li nga xam ne moom la ñuy wax plateforme. d'inscription. boo xam ne tey jii boo demee ci site ministère de la santé. ñi nga xam ne xam nañu luy ordinateur. boo tapee vaccin corona 19 gouv.sn si site boobu di nga fa mën a dugg inscrire fa sa bopp inscrire fa ñi nga xam ne tamit maîtriser ñu li nga xam ne moom mooy jutukaay yu bees yi ba nga xam ne dinañ leen mën a enregistrer orienté leen képp ki nga xam ne fi nga dëkk ñu orienté la si poste bi la gën a jege bu ko defee dinañ la jox date boo xam ne moom mooy nekk sa datu rendez-vous pour nga mën a ñëw ñàkk waaye itam mag yi nga xam ne gis nañ ne ay mag lañ te am nañu jàngoro yoo xam ne mooy maladie chronique ñooñu bu ñu ñëwee ci poste de santé bi dañ leen di ñàkk te laajul ñu inscrire leen waaye ñi nga xam ne ay xale lañ ñooñu mën nañ jël seen devance bu ko defee ñu dem inscrire ci plateforme bi ba nga xam ne tey jii ku ci nekk di nga mën a xam bés bi ngay ñàkku ñu mën la woo ñu jox la date boobu nga ñëw nga mën a ñàkku ci fii ci poste de santé bi parce que organisation la ñëpp mënuñu jugandoo ñëw ne dañuy ñàkku tey commencé nañ ci mag yi suba dinañ dem ci population bi gën a jeune ñëpp incha allah dinañ jot ci ñàkk bi ba nga xam ne feebar bi ñëpp dinañ ci mën a aar donc loolu daal laa bëggoon partager xamal ko askan bi journalistes yi yéen aussi tamit ñu ngi leen di remercier di leen jaajëfal parce que yéen a ngi def liggéey bu remarquable
liggéey boo xam ne yéen ñuy permettre tey askan bi mën a jot information yi nga xam ne si wàllu sensibilisation lay doon jëmale si feebar yi nga xam ne moom la ñuy gis tey si askan bi tey mën naa ne ñun dañuy def 50% yéen ngeen jotal ñu à 50% information ba askan bi yëpp man si jot ba ñu mën a am information yu ñu war a am mën a tamit orienté wu si li nga xam ne moom mooy prise en charge de leur santé. Donc ñu ngi leen di remercier plus particulièrement yéen ñi xam ne yéen Thiénaba TV donc ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi fii di def ay couverture médiatique ak lu mu mënti doon ñu ngi leen di remercier di lancer wàlle message aussi li nga xam ne tamit ñu ngi koy laal ci seen ak yelef nañ ci gouvernement bi gën a bàyyiwaat xel te xam ne yéen liggéey rek moo leen ñor joxe information rek moo leen ñor donc loolu tamit lu am solo la loolu message bu may lancé la te xam ne ñu mën a xam ne yéen liggéey rek ngeen bëgg a joxe information rek ngeen bëgg pour askan bi mën a xam donc ñu ngi leen di jaajëfal di leen remercier par rapport à ça. macha allah xam naa mu nekk laaj bu mujj bi di la jaajëfal ci appel boobu nga lancé yaakaar naa ni dégg nañ ko waaye rôle bi mooy loolu ndax damay wax ne ab société ku nekk da nga am part boo ci am ba pour ngir société bi jag ñi yëngatu ci wàllu média muy 4e pouvoir ñoom wàllu woowu la ñu am surtout nag muy ñi nga xam ne mooy média local bi ci mel ni Thiénaba TV ak ñeneen ñi mu bokkal liggéey bi ñoom seen rôle mooy bay seen wàll ci waar wi ci fii nga xamee ni moom mooy Thiénaba kon monsieur Ndione beneen bi mooy ki nga xamee ni wax nga ko si biir wax am na juróom-benn fukki at te di woyaale feebar boo xam ni dafa war a ñàkku si kooku moom permettre nañ ko mu ñëw dox ñëw ñàkku si donte binduwul waaye kooku est-ce que buy ñëw day ñëw loxoy neen wala dafay indaale ay këyit yu wane ni am na juróom-benn fukki at. waaw ñàmbe question boobu am na solo parce que gis ngeen ko fi tey am na su ñoo xam ne dañu jot a ñëw te indi ñu seen carte d'identité ba nañ ko mujjee yónnee donc dafa am plateforme boo xam ne ministère tey daf ko teg képp koo xam ne ñàkk nañ la dañ lay dugal ci plateforme boobu bu ko defee bu remonté ba dem ministère dafay am ay code yoo xam ne dañ koy envoyé ñooñu code UR tey jii même boo génnee bitim réew nga tukki boo demee aéroport boo mënti yegg code UR boobu bu ñu ko dugalee ci machine bi rek day signalé wu ñu xam ne ni kii mas ñàkku na même bu nekkee Sénégal la wala mu nekkee Mali la fu mu mënti doon ci àdduna bi donc loolu moom moo tax information yooyu ñuy laaj mu am njëriñ kon ku ci jug tamit war a ñëw ñàkku si da nga indaale sa carte d'identité nationale bu ko defee sa information yi ñu ci war a jël yëpp dinañ ko ci jël dugal ko ci machine bi aussi tamit ku ci ñëw tamit na fekk nga ndékki ba pare bu nekkee ngoon tamit na fekk nga añ ba pare parce que information la yoo xam ne nit yi war nañ ko xam parce que loolu moom mooy tax parce que loo mënti gis muy ñàkk muy garab dafa am ay effets secondaires loolu même ba ci paracétamol mën na am ay effets secondaires moo tax dañuy bëgg nit ki bañ a xiif donc ñàkk xiif boobu dañuy bañal nit ki moo tax ñuy digle nit ñi ñu añ wala ñu ndékki ba pare doo ko mën a ñëw donc loolu mooy renseignement yi nga xam ne ñiy ñëw c'est pour ñàkk war nañ ko xam balaa ñoo ñàkk nga lekk ba pare yor sa carte d'identité ñëw ak moom parce que boo ñëwee dina am carte bu ñu lay jox carte bi bu ñu la ko joxee da nga koy denc bu baax parce que dafa am 2e dose boo xam ne da nga koy jël fii ak 7 weer donc moo tax waruñu réeral carte boobu carte bi lu am solo la parce que bu ñu ko réeralee bu boobaa dañuy am jafe-jafe pour mën a inscrire si beneen carte information yi nga xam ne jotoon nañ ko inscrire si carte bu njëkk bi donc loolu daal laa ci bëggoon a sànni. kon ñàkk bi benn yoon ngay ñëw ñu jam la dem jeex na wala dafa amaat beneen yoon booy ñëwaate ñu dolliwaat la jam am na gaa yu ragal jam de. waaw jàmbe donc ñàkk bi comme ni ma ko waxee sànq. dafa am ñaari pàcc. bu njëkk bi moom lañ def tey waaye ñi nga xam ne jot nañ jël bu njëkk bi il faut fii ak 7 weer ñu ñëwaat jël seen ñaareelu pàcc bi donc si phase boobu lañu nekk bi nga xam ne da ngay toog 7 weer nga doog a ñàkkuwaat waaye bu mu bett kenn ko xam ne gis nañu wala dégg nañu nit ne man de dama war a dem ñàkkuwaat te sama ñàkku matul 7 weer 21 jours la ñu ne la déedéet loolu kat docteur bi waxu ko woon waaye nañ jàpp ne ñaar la yi njëkk a def ñooñu dañuy toog 21 jours doo ko ñëw ñàkkuwaat waaye ñaareel phase bi ñu commencé tey ñooñu il faut ñu toog 7 weer ñu doog a mën a ñëw jël seen 2e dose bi ñu mën leen couvrir ça à 100%. donc noonu lay demee te am naa fii ak si kanam tamit dina am yeneen yuy dugg yeneen xeetu ñàkk yoo xam ne Sénégal dina ko dugal si biir réew mi te yooyu dina ute ak yi nga xam ne ñaar yi nga xam ne jot na dugg ba pare donc nañu xam ne daal affaire yi doyagul comme nu ñu ñàkkee xam feebar bi tamit ñàkk yi tamit noonu lay wutee donc yoo xam ne ñii liggéey ñàkk yi ay dëkk yu ute la te bari la
macha allah monsieur Ndione pour laaj bu mujj bi ñuy tàggoo mooy lan nga xalaat muy message booy jàllale te fekk laajuma la ko. waaw jërëjëf Ndiamé ñu ngi ñaax askan bi pour que ñu jug en masse mën a waajal li nga xam ne mooy ñàkk bi tey parce que ñàkk bi gis nañ ne rek moom rek moo ñu mën a aar si feebaru coronavirus bi ay at a ngi nii feebar bi mat def na Sénégal at depuis le 2 mars 2020 ba le 2 mars romb nañ ko sax 2021 donc loolu at a ngi nii mu nekk si biir réew mi te xamaguñu li nga xam ne moom mooy garab bi nga xam ne moom moo koy faj moo tax tey lu ñu jàpp mooy ne ñàkk bi mooy ultime recours mooy te ñu dernière chance bi ñu am pour mu ñu mën a xeex mbas mi mën a jógee ci suñu réew définitivement donc ñu ngi ñaax comme ni ko xalif général Thiénaba waxee amatul lay nañu ñëpp ñëw ñàkku si mën a aar seen bopp plus particulièrement mag yi nga xam ne ñu ngi ci biir kër yi te ñu am ay doomu jàngoro yi nga xam ne moom la ñuy tuddee maladie chronique yu mel ni asthme diabète ak tension hypertension artérielle insuffisance rénale ñu mën a génn ñëw ñu ñàkk leen aar leen ci feebar bi ba nga xam ne feebar bi du leen daaneel parce que gis nañ ne mag yi lay gën a faagaagal donc tey boo xoolee depuis feebar bu mu commencé ak léegi liñ ci ñàkk ci ay mag kenn xamul nu mu toll donc moo tax ñoom la ñuy njëkk a aar d'abord pour que ñu mën a continuer processus bi dem ci deuxième phase bi jot population jeune bi nga xam ne tey mooy nekk ëllëg incha allah mooy représenté ëllëg Sénégal donc bu ko defee ñu mën a aarandoo askan bi yëpp ba nga xam ne feebar bi xam ne sonal na suñu économie sonal na suñu déplacement donc bu mu jógee ci Sénégal di ñaan tamit yàlla na yàlla dalal Sénégal coow li fi jugoon fan yi yàlla na ko yàlla seddal ba nga xam ne coow bi duñ ko fi déggati ba ilaa yawmi diin donc nga xam ne dinañ mën a ku ci nekk di nga mën a doxi say soxla Sénégal économie comme Sénégal mën a jëm ci kanam macha allah donc jërë ngeen jëf di leen remercier encore une fois voilà jërëjëf monsieur Assane Ndione rendez-vous bi nag nañ leen sóoraale waxoon nañ leen ko fan yëpp ñu ngi leen koy dig muy jataay boo xam ne war nañ koo seq ak moom muy jataay bu yaatu boo xam ni benn émission bu ñuy door la waaye ci moom lañ ko bëgg a door ñu ngi koy préparé ci fan yi incha allah dinañ ñëw ak moom ci laaj yu bari nag laaj yoo xam ni sax dina dépassé ñàkk yi waaye laaj yoo xam ni moom dina jëm ci moom ndax boo defee sondage ci biir dëkk bi ñu bari rek dañuy ànd ak moom boo nee monsieur Assane Ndione ñu ne jàmbaar la nit nag boo dee wax jàmbaar la laaj na nga gëstu ko xam tamit fan la jóge ak fan la jaar ci njàng ak nan la taxawee loolu rek lañ ciy jublu Thiénaba TV moom noonu rek loolu mooy jubluwaay bi kon rendez-vous bi ci fan yi la incha allah bu ko defee ñu préparer émission boobu ci kanam tuuti dinañ ñëwaatee ak yéen dëkk keneen micro koo xam ne dinañu am lu ñu jàngatal ñu bokk ko ak téléspectateurs yi mbokk yi dellu jaajëfal leen yéen ñi ànd ak ñun boobu ba léegi waxoon nañ leen ko ñu ngi fii ci Thiénaba Gare ci poste de santé bu Thiénaba ci vaccination Covid 19 bi monsieur le maire le premier magistrat de la commune de Thiénaba muy monsieur le maire Talla Diagne ñëw na wane le bon exemple ndax ñëw na vacciné wu ci vaccin yi ginnaaw vaccin bi nag dafa delluwaat ci bureau Thiénaba TV dem tam fekk ko ci bureau dékk ko micro war a waxtaan ak moom jëmale ko ci vaccin yi nga xamee ni door nañ ko tey jëmale ko ci population bi monsieur Ndione di monsieur Assane Ndione dégg ngeen leeral yu am solo yi nga xam ne leeral na ko ci naka lañ ko répartir monsieur le maire ñu ngi lay ziar bu baax ginnaaw bi nga jëlee vaccin bi ñu fekk la ci bureau bi tey boo nuyoo ba pare lan ngay sànni sa population bi nga jàkkaarloo. waaw jërëjëf sëñ Diamé ñu ngi wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu ñu ngi jiital di ñëw Baye Abdourahim Seck xalifa général bu Thiénaba di ko ñaanal wér ak gudd fan di ko ñaanal képp ku nekk ci commune Thiénaba rawatina kilifa yi diine yi Baye Diamé kàddu yi moom mooy kàddu yi démb mooy kàddu yi tey mooy li ngi tuddee mbas mi muy feebar bi lëmbi àddina nan ñaan yàlla mu génn suñu réew waaye génn ci àddina bi yëpp ndax bu génnee réew mi te génnul ci àddina bi yàgg population Sénégal mënuñoo bañ a tukki te buñ ko fa fekkee dañ koy jëlaat ñi nga xam ne ñooy jógee bitim réew di ñëw Sénégal it bu yàlla dogalee ñu àndaale ko kon ba tey day dellusiwaat kon li ñuy ñaanal Sénégal moom la ñuy ñaanal réew yëpp di gën a ñaax nit ñi ñu gën a moytu te sukkandiku ci li waa kër docteur wax mooy di raxasu di takk masque tey moytu ndaje yu bari yi bi ci dolli ko mooy li nga xam ni moo ñëw fan yi ñu ciy sant président Macky Sall bu baax di bu gërëm
di ko ñaanal yàlla yal na yàlla gën a àggale yéeneem muy ñàkk yi nga xam ni ñëw na ci diir bu gàtt wala ci ginnaaw da nga daal dégg ñu wax ni ñàkk yi ñu ngi koy commande waaye ñàkk yi baaxul coow li bari lool parce que daal def ay jéego ba andi ñàkk yi Sénégal ñu wax ni ñii priorité mooy première as ak ñi nga xam ni mooy autorité yi ak ci nekk kër docteur nga déggaat ñu wax ni ñàkk yi dañ koo aakimoo ci sunu biir waaye kon fu nit ñi mucce li ngay andi baaxul nga andi ko nga ne ginnaaw ne leen baaxul naa ko jëkke ci autorité yi jëkke ko ci kër docteur ñoom ñu ko war a waskane nit ñi nan jëkke ginnaaw bi ñu ni ñoom dañ koo aakimoo waaye kon mbir mi neexul vraiment Sénégal ni muy doxe mat naa seetaat bu baax kon nan rafetal jikko yi te seetaat doxalin yi li may ñaax ñëpp nag mooy vaccin yi commencé naa ñëw doyagul nag waaye li ñuy ñaan yàlla 15 millions Sénégalais yi nekk ci réew mi ñu ngi ñaan yàlla ñoom ñëpp ñu am vaccin yi pour ñu mucc am naa yaakaar ne vaccin yi pour sunu kaaraange rek moo tax borom réew mi andi ko ndax guddi ak bëccëg mi ngi dem bitim réew di lugat di andi ci réew mi ki ngay lugatal nag pour mu am teraanga yaakaar naan doo ko yéene ak loraange te bu fekkan loraange mi ngi ci moom du ko jëkkee mais docteur yi ci boppam ñoom ñoo jëkk a ñàkk seen bopp kon barki démb ba léegi ñu ngi may woo Dakar pour ci sunu au conseil collectivité territorial pour ñu mën a dem ñàkk parce que jël nañ sama tur ba pare mais saa bu ma woo andi naa gàllankoor parce que symbole bi ma war a def fii ci sama commune laa ko war a defee parce que fii mooy sama commune waaye sama population bi nga xam nag Sénégal ñëppay sama population waaye fii ma jiite nag fi laa war a wane symbole boo xam ni képp ko gis ko nekk dina wane ni maire ñàkku na loolu moo taxat ma jox leen gàllankoor nde ñàkk yëpp benn lanu ñàkkoo ko Dakar ak ñàkkoo ko Thiénaba benn la waaye nag ñàkkoo ko Thiénaba sama population gis ne ñàkku naa parce que bu ma ñàkkoo Dakar ëllëg jot ñàkk yi ñëw ñu war leen a ñàkk ñu ni non danoo war a jàkk maire ba pare waaye léegi nag maire ñàkku na kon ma bëgg Sénégal gépp wala réew mi yëpp wala commune Thiénaba yëpp yëg ne vaccin yi commencé naa ñëw doyagul nag waaye fi nu commencé nii li ñuy ñaan yàlla mooy képp koo xam ne war ngaa ñàkku rek ñàkk yi àgg ci yow loolu daal Baye Ndiamé lan doon ñaan nit ñi it nan mobilisé wu bis bu ñàkk yi dikkee te doy ñëpp nan mobilisé wu dikki ñàkku bu fekkee moyen ma am na sax lu gën a jàppandi mooy ñun dañ jéem a génne ay moyens pour ñu fekk nit ñi fanu nekk pour mu gën a yomb ci ñoom ndax ki nga xam ne balaa ñëw dox 15 kilomètres wala 10 kilomètres te dox yomb ko wala moyen jël oto yomb ko kon ñun suñu amee benn pexe en tout cas daal maa ngi leen di déglu maa ngi ci seen wet bépp moyen buñ ci soxla pour ñàkk yi askan wi jot ci moyen yooyu man dinaa ko def en tout cas rek aw ma doole wuti ñàkk yi andi ko waaye ñàkk yi saa buñ ko wutee ba andi ko dinaa fexe lu mu jigee sama population pour mu gën a yomb ci ñoom. aw ma doole wuti ñàkk bi waaye le président de la république ci ak jamono ni mu naqaree nga xool pays africain yi nga xam ni ñoom la tollool doole wala sax yenn yi ko ëpp doole moom moo leen njëkk a dugg ci ñàkk yi ba yàlla def na am na sax nombre ñàkk boo xam ni yëkkati na ko jox ko am réew moo xam ni ñoo dëkk mu nekk taxawaay yoo xam ni taxawaay yu am solo la yow nag en tant que autorité bu ko teewal ci gox yow sentiment bi lan la. waaw sentiment bi mooy seen président muy dem taxul nga xam président. président ku am looy wax ci réew mi la. waaye boo génnee réew mi naw nan président. te ci biir réew mi nag lañu xool aw doxalin moo tax mu naw na ko. dañuy wax nag ni wolof day wax ni soxmaat yàpp na ndox moomu dëkkal. maanaam boo dëkkee nit mu nekk kilifa am tànk yoo xam da koy dox say bët meen ko day tax nga yàpp ko ci aw doxalinam waaye président képp kuy nit te dëkk Sénégal te waxta yàlla tax naw nga ko lii nga xam ne moom lay doxal ci ñàkk yi bay sédd ñoo xam ne wóor na leen ni li Sénégal li ay population am sax doyagul waaye muy sédd ay nattangoom yoo xam ne dañoo néew doole pour baare feebar bi moo tax ndax bu Sénégal demee ba kenn amatu ko mais réew yi dend ak ñun di ko am di dugg Sénégal te mënuñoo bañ a dem lente léegi nag mën nañoo wàllaat Sénégal ci li ma yaakaar moo tax président
sëdd ñi nga xam ni da leen a tane parce que nag bokk ak nit tolloo mbagg moo waral ay gaaf waaye président seen ko muy dem wala nga nekk président rek taxul nga jàpp ni mook moom yow ñoo yem lii xalaatam nag ak lii yéeneem man day monsieur le maire Talla Diagne maa ngi ci wetam maa ngi koy déglu lépp loo xam ni soxla na ko wala ne lii nañ ko def man loolu ku dikk fa nga may fekk ku dem fa nga may bàyyi parce que jàpp naa ne lépp lu mu xalaat rek luy defar réew mi la luy aw yoon la kon lii nga xam ne moom la def andi loo xam ni réew yi ko ëpp doole amagun ko ba mu sàkk ci ñi tane ñi nga xam moo leen tane mu jàppale leen man rafetlu naa ko te ànd naa ci. macha allah monsieur le maire yaakaar naa ne dinañ profité tamit ci interview bi am fu ñu dugg ndax actualité réew mi temps yi xaw na jaxasoo fu nekk ci réew mi ma ngay tàkk ña ngay marche ña ngay nangam waaye yow yàlla def nga jiite commune boo xam ni dégguñu ci benn dëkk wala benn gox boo xam ni gis nañ ci lu mel noonu bu ñu ñëwee nag toog sa kanam dinañ la laaj jëmale ko ci loolu message bi lan lay nekk jëme ko ci ñi nga xamee ni ñoom ne nañ teg dégg kilifteef ba tey yëf yi delluwaat ci jàmm. waaw xam nga loolu dañ ciy sant yàlla bu baax di ci sant sunu kilifa maam Ahmadou Ndak mi nga xam ne moo sañceen Thiénaba di sant bu baax ñi nga xam ne ñoo fi nekk tey di ay sëtam ki ci jiitu di Baye Abdourahim Seck ak i rakkam gis nga damay wax ne lu jiitu tey booba lii dara xewul dama ni mbooloo moo dem ràññee ci ku dëkk Thiénaba lan moo ko waral mooy yar ba ak dal la réew mi ñëpp a tiitan lu yàlla tudd nag doomu aadama mënu ci dara waaye xalaat naa lii lu war a na am la waaye bi ko yàlla jeexale it jeex na waaye yàlla na fi yem li tax Thiénaba kenn déggu leen ci jikko la xam nga jikko mooy yar nit ki loolu la yar te amoo jikko bu rafet soo génnee rek wane ko kere bi mbir mi tàngee dafa am kilifa gu ma woo mun ma jot na information ni communes yi nga xam ne mooy commune APR yi dañ leen di taal may leen man de sama commune du ca bokk mu ne ma noo wutal ñu dem pour man koo garder man ko kenn du ko garder maa koy gardeel sama bopp ku dikk fag may fekk fii laay ñëw toog am na sax ñu ma wettali waaye vraiment yéene moo tax ñu wettali ma waaye dama bëgg na xaar ñooñu ba nu ñëw waaye la ma ca jublu woon rek mooy image bi may gis du ma ci gis ku dëkk Thiénaba kon nekkeen bi ma nekk ak ñoom rafet na loolu it maa ngi leen ciy naw parce que nag ñi commune yëpp amee ay ndaw noonu laa amee ay ndaw ni commune yëpp amee ay bëgg-bëgg noonu laa amee ay bëgg-bëgg waaye commune yi dina amee ay naqarit noonu laa sama population noonu la amee ay naqare mais mbir métti la naqari la nga ànd kook dal nit a koy def kon nag man samay commune dañoo nite kon jeunes yëpp maa ngi leen di sant maa ngi leen di gërëm ci lii nga xam ne xew na nan koy doxale nii lu man di xew même bu fekkee am nañ lu naqari nanu toog ci suñu biir seet nun koy régler te bañ koo régler mer parce que li xew ci yeneen commune parce que Sénégal foo dem lu fa mën di xewit ci ay commune la xewe gis nañ ay communes yu nu taal gis nañ ay permanence yu nu taal gis nañ ay magasin yu nu dajji mais Thiénaba dañuy dégg dara xewul kon nag loolu du ma mën dul sant leen ci gërëm leen ci ñaanalaat kilifa gi Baye Abdourahim Seck yal na yàlla gën a guddal fanam te Thiénaba dolli ñaan ndax képp koo xam ne yaa ngi wut ñaan goo xam day fay aw ay boo xamee Thiénaba da nga dugg Thiénaba parce que nag li ñuy dundee ak ni ñuy doxale ak ni ñuy ñaane yàgg na fi te yàlla na fi sax. macha allah amin yaa rabbal alamin ku dégg le président Macky Sall ci discours bi mu génnee apaisé na li tubaab naan apaisé na mooy wax na ci dal waaye tamit nee na dégg naa message bi yow en tant que ku teewal président fii ci gox bi nga nekk est-ce que message bi yow tamit lan ngay wax ci message boobu jëmale ko ci sa jeunesse jëmale ko ci askan wi jëmale ko ci ban jàngat nga def ci mbir mi yow tamit en tant que autorité. waaw képp kuy autorité président mooy sa kilifa fii ci Sénégal kon dal gi nga xam ne moo nekk ci président ak ni mu génnee man bi ma koy seetaan sama yaram dafa daw mu wóor ma ni kii am na lu ko naqari ndax boo yoree population jiite am réew am loo xam xew na ci sa njaboot mais du la neex waaye président ku gis ni mu waxe nga xam ni li xew nii génnewul ci moom te du yéeneem mais nag
day joxe exemple rek ci njiit yi kenn ku nekk lu la mën di naqari ak lu mën di xew war ngaa ànd ak dal ba mu sedd guy ndax lu xew lu nekk ci sedd lay mujj dana wax ni xuloo lu mu metti ci seq taabal lay mujj kon nag damay ñaan ñi nga xam ne ñoo nekk sama commune ak ñi nekkul sama commune te dëkk Sénégal nanu gën a dal te gën a defar réew mi parce que nag bu fekkee ni nii yow dangaa dend ak sa moroom mu am benn sees bu mu toog wala boo xam nettoyé ne ko ba mu set teg ko nga di ko koset almet teg ca yow ëllëg bu la rasuwaaran tey sees boobu noo cay tooge da ngay wutiwaat beneen sees kon réew mi ñun ñoo ko bokk mënuñu koo séddoo muy góor muy jigéen di mag di ndaw Sénégal lu fi yàqu rek yow la yàqul kon ndaw yi nanu gën a delloo seen xel gën a waxtaan dëgg la nag bëgg-bëgg mënta ñàkk gis-gisit mënta ñàkk waaye nga seet na nga koy doxale te it fee président toog tey kenn ci réew mi kenn xamul ëllëg ku fay toog waaye dañu wax ni ab jàll lu mu rëy te nga bëgg caa toog te ka ca toog nga di ko wànga ba mu àgg ci suuf yow boo agsee fooy toog kon da ngaa war a jal bi gën a jóg ba bu ëllëgee nga am fooy toog loolu nag message boobu nag ñëpp a ko moom mënuma ni kii la mënuma ni kii la ëllëg liy xew yàllaa ko xam kan xamul kan mooy jël réew mi ëllëg kon président mi nga xam ne moom la fi yàlla teg tey nanu ànd ak moom ci ak dal ànd ak moom ci ab yar ànd ak moom ci ay teggin waaye ànd ak moom ci jàppale ko ba bis bu fi jógee est-ce que yow mi ngi ko doon jàppale yaa fiy toog man na ne kon nag mais jàppale ko wàññiwul dara li yàlla tudd kenn mënu ci dara dana wax ni gëm yàlla yomb na mais nungu dogal ya moo jafe li dàq nag mooy nga gëm yàlla ba pare nungu dogal ya man nag loolu ci la ma yàlla boole lépp lu yàlla dogal rek nangu naa ko waaye en tout cas daal maa ngi koy déglu maa ngi ci wetam lépp luy defar réew mi su ma ko santee dinaa ko def. message bu mujj bi tàggatoo bi. tàggatoo bi mooy sant leen yéen journalistes yi di leen gërëm ndax kenn ku ne xam na ni même boo nekkee sa biir néeg gis na journalistes yi ci mbedd mi gis nañ li ñuy daj waaye nag journaliste aw tur la waaye jëmm ja mooy ki rafetal mooy damay ñaan yàlla. waaye di ko ñaan Sénégal di ko ñaan journaliste yi nanu gën a defar ndax ku ñëpp yi déglu boo taaleem réew àddina tukki te it nag defar dafa gën yàq mais ñu nga toog ci plateau di wax lu taalum réew mais est-ce que bu réew mi tàkkee di nga ca mucc mais rafetul na nit ñiy wax jàmm même boo gisee ko xam mi ngi ci dëgg mais fa muy jëm du baaxul ci réew mi yow wax ak moom ba mu del te ginnaaw loolu moo gën loolu moo tax kilifay diine yi nga xam ne ñoo sol seenu dal dem ci président wax ak moom ñi ngi leen di sant ñi ngi leen di gërëm ñi ngi leen di ñaanal waaye ñi nga xam ne ñoo jàppan ñetti mars muy altine talaata àllarba kilifay diine yi dem ci ñoom ba nu bàyyi foofu it ñi ngi leen di sant ñi ngi leen di gërëm di leen di sant ci loolu nga xam jàppan nañ ko te bàyyi ko réew mi ñoo ko bokk mënuñu ko séddoo man amul opposition amul parti pouvoir amul ku nekk APR amul ku nekk feneen ñëpp laa tàllal loxo ñëpp laa jox loxo ndax liy xew yàllaa koy def ndax ëllëgi yàlla kenn xamul kat moo fi toog kon daal maa ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di leen xamal ni maa ngi ci seen wet guddi ak bëccëg lépp lu ngeen soxla maa nga ca di leen di sant it seen directeur Alpha Sarr di ko gërëm ci yar bi ci teggeen yi ci dal gi ci xam nan lay dëppoo ak Thiénaba waaye xam nan lay dëppoo ak askan wi nit ki am na loo xam bu ko yàlla joxalee ak jagleel la kenn ku ne bëgg ngaa mel ni moom may xool ñi nga xam may wax ñi nga xam ne yoruñu jikko boobu ñu roy ci Alpha Sarr ndax am na solo lool gis nga nekk ndaw taxul lu la neex def lu la neex wax kon yàlla maa ngi sant ñëpp maa ngi gërëm ñëpp li ma ëmb ci sama xol yàlla rek moo ko xam waaye yal na lépp di jàmm yal na lépp di sutura yàlla di lépp di xéewal ba ñun ñëpp ñu bokk ko maa ngi leen di sant maa ngi leen di gërëm amiin jërëjëf maa ngi leen di sant maa ngi leen di gërëm muy message bu mujj bi jóge ci monsieur le maire Talla Diagne ginnaaw bi mu santee askan wi ci taxawaay yu am solo yi ma wax leen rek ni leen vaccin yi moo ñu fi andi woon waaye nag dañuy wax ni kilifa moom su fekkee ni da ngaa jàkkaarloog moom mën ngaa profité nag jox ko bu yóbbal loolu moo waral ñu dugg feneen fii par rapport ak actualité réew mi kon vaccin yaa ngi noonu vaccin yi nag ubbi nañ benn plateforme bi boo duggee ci xarala yu bees yi mun nga dugg Google mën ngaa bindu da ngay def vaccin covid 19 point sec point gouv
.sn bu ko defee rek nga dugg Google mën a def sa inscription dinañ la laaj sa tur laaj la sa sant laaj la sa année de naissance ñaata at nga am laaj la foo dëkk bu ko defee nga bind ko boo bindoo rek heure bu sa tur ñëwee ci wàllu vaccin yi ñoo ak sa numéro téléphone ñoom ñoo lay woo téléphone ni la demal ci poste de santé bi la gën a jege wala poste de santé bi sax muy infirmière ba fa nekk dina la woo ni la kaay sa bisu ñàkku jot na bu ko defee kon plateforme baa ngi noonu la ko nguur gi defee bëgg rek askan wi ñoom ñëpp ñu yem ci bëgg macha allah waaye nag ñoom ca kaw la ñu jëlee ca kaw mooy ñi nga xamee ni ñoo âgé te yore di wéyaale feebar wala docteur yi wala kilifa yi nga xam ne ñoo jiite ku ci mel ni Sëriñ Abdou Rahim Seck macha allah moom jël na vaccin ku ci mel ni le préfet le sous-préfet de Thiénaba moom tamit jël na vaccin waaye ku ci mel ni docteur bi nga xamee ni moo jiite district bu Xombal muy monsieur Sitor Ndour moom tamit jël na vaccin monsieur le maire Talla Diagne moom tamit jël na vaccin imam yi jël nañ ñenn ñi jël nañ seen i vaccin ñenn ñi ñu ngi leen di xaar ñu ñëw ñi nga xam ne déjà am nañ 60 ans kon képp ku am juróom-benn fukki at ni ko monsieur Assane Ndione waxee même boo binduwul ci plateforme boobu mën ngaa waaxu ak sa carte d'identité ñëw fii nga xamee ne mooy ci dispensaire bi bu ko defee nga gisanteeg docteur bi soo waree ñàkku mu ñàkk la nga dem loolu mooy première vague bi bu deuxième vague bi ñëwee nag incha allah ñu toppante ko noonu rek ba ñëpp ñàkku yàlla na yàlla def jàmm yàlla na fi yàlla jëlee feebar bi ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaye Sénégal yàlla na yàlla def jàmm ci réew mi média bi appel bi leer na jóge ci monsieur le maire macha allah dañuy wax ni ñoom train buy ñëw à l'heure intéressé wu leen waaye man loolu dama ko contre li ma d'accord mooy train biy ñëw heure tamit baax na ñuy wax heure bi mu ñëw ak na mu ñëwee ci bu rafetee ndax ñoom information la ñuy joxe te nag nit koo xam ne boo waxee ñu déglu la ngay wax war nga koo seet boo waxee ñu dégg la ngay wax war nga ko seet loolu moom dama ci d'accord carrément ak appel bi monsieur le maire lancé moo tax Thiénaba TV moom télévision citoyenneté la télévision Mame Ahmadou Ndak la kon du ñu doxee nu dul rek na góor ga doon doxee mooy bëgg jàmm doxal diine macha allah topp ci kilifteef te kilifa gi mooy Baye Serigne Abdou Rahim Seck xalif généralu Thiénaba ak autorité administrative yi nekk ci gox bi joxante dig daje rek yeneen i jataay incha allah dinañ ci ñëwaat ak ay plateau yu yaatu ndax wax ak askan wi nag jot na Khalifa Ndiaye la ñu àndaloon ci caméra bi Sa Ndiamé Gueye ci waxukaay gi joxante dig daje incha allah yeneen i jataay jàmm ak xéewal ak sutura yàlla na ko yàlla def mu saawaan baawaan ci Thiénaba ak li ko wër asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuhu